ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy revenir ci mbiru Sayer Kébé waaye ci ak tiis yaakaar naa bi mooy benn ci rare vidéo yi nga xamante ni def nañ ko ci xol bu tooy ci naqar waaye itam ci ñeewantal ndax fi mu ne nii ñun dañ ko yërëm ndax ñu ngi ci yàq àddunaam ba fi mu toll nii bu ci suñu borom deful sutura dundam dootul mel na meloon te moonte mi ngi woon ci tànki defar dundam gannaaw tooñ bi ko yoonu Sénégal tooñoon. instant bi ñuy def vidéo bii Sayer Kébé ñu ko interné hôpital Fann bu demee woon neneen duñ ko waxee fii ndax soxla na ko suturaal mais moment bi ñuy wax ak yéen ñu ngi ko téye hôpital Fann ndax fitna bi ko nguuru Sénégal teg depuis des années ci koo xamante ni deful waxul sàccul fenul représenté wul danger ci société bi mais pression bi ñu ko teg tëj ko kaso toog ay at na ko deful dara joxuñ ko ndàmpaay ci xale bu ndaw mu génn gëm yàlla continuer njàngam ba suñu borom suturaal ko muy waajam licence am yaakaar tàmbali juddu diggante bi nguuru Sénégal jot ay financement ci wàllum terrorisme comme que gisuñu benn terroriste ci biir réew mi ñu ne nañu sulliwaat dossier yu innocent yu ci mel ni Sayer Kébé Imam Ndaw pour won waa bitim réew que ni ñoo ngi xeex wàllum terrorisme lii rek a tax nguuru Sénégal toppaat ko di ko jaabanteloo tribunal bërki démb lañ ko kidnappé ay jour ay mbokkam gisuñu ko ngir rek mu wax ni man terroriste laa lii lépp moo jaxase woon ci bopp xale bi bu doon mag sax du ko attan masama ak xale bu ndaw ba actuellement mi ngi hôpital Fann ñu interné ñuy tenir sénégalais yi témoin ba moment bi ñuy mujjee déggante ak Sayer Kébé au mois d'avril bi nguuru Sénégal di defaat appel ci dossier am dara jotu ko benn ci kàddu yi ñu mujjee wax mooy ci yéen laa yaakaar maanaam sonnoon na te amul woon dimbal finalement dafa mujj craqué ndax mënatul woon continuer supporter fitna gi nga xamante ni nguuru Sénégal mi ngi ko teg ci kawam. kon bu amee benn responsable ci mbir yi mooy Macky Sall ndax xam ne ni yoonu Sénégal di doxee moom Macky Sall bu ne woon bàyyi leen xale bi comme ni mu ko defee ci ay délinquants yu ci mel ni Bougazelli Aliou Sall Cheikh Oumar Anne ak Abdou Karim Sall ni mu def ba yoon toppul bande yooyu nga xamante ni dañ leen jàpp loxo ci poche bu ko defoon ak Sayer Kébé kon ba tey pare na licence am amaan na bay dagg bu mu gàcce mais ñu topp ko rek sonal ko teg ko fitna ba bu ci suñu borom deful sutura boo sàgganee feebaru xel la yame te bu boobaa kenn mooy responsable bi muy Macky Sall. ci vidéo bi dañ leen di wan naka la nguuru Sénégal yàqee dundu xale bi Sayer Kébé daanaka amul jeunesse comme ñu bari ci ñun ni ñu dundee suñu ndaw kenn la ci victime système bii nga xamante ni yàgg nañ koo wax ñoo raw ay vampire ndax soxor mënul weesu financement yi ngay jot ngir xeex wàllum terrorisme jaral la ngay sacrifier doomu jàmbur moment boobu noonu say doom ñu ngi États-Unis di jàng dans de meilleures conditions ci contribuable sénégalais yi ñii ku leen gën a bon amul. dañ leen di présenter d'abord Sayer Kébé ngeen xam souffrance bi mu dund depuis ba muy nekk tout tànk nguur ñëw doggali ko mi ngi judd le 24 décembre 1995 ca Thiaroye-sur-Mer waajuram bu jigéen teel a génn àdduna déjà lii rek dara gënu ko tiis maanaam chance bi ñenn ñi am dund ak seeni waajur rawatina seen yaay bi nga xamante ni li muy représenté ci doom dafa bari Sayer Kébé amul chance boobu noonu mu nekk ak maamu bu jigéen ci Mbuur di jugu ko daanu. ndax xale bi dafa jërë yërëm amul ndey ah sama taaw bi daana toppatoo gaañu ak doomam ci accident ñii ñoo fi nekk di samay doom di ma dawal guddi bëccëg xam nañ ne mënumaa dem mënumaa wax ñooy dem ñooy ñëw ñooy def lépp waaw daanaka yére yu may sol sax ñoo ma koy jox lu may lekk ñoo ma koy jox su amee bic wala mu am kaye maa ànd ak moom dem marché jënd ak li ma samay bokk di dimbalee ba mu dee tuuti passé ul sa om lan lañ ko indi may nafi bëgg bañ mu tum rànke ndax bu ma ko fi indee lu ma am dinaa jël samay bokk bàyyi wuñ ma ah. donc ci condition yi la Sayer Kébé yaroo màggee ko mais mu gëm ni dina mës a baax te jàpp na ni jàng rek moo ko mën a dimbali mu tekki ba aw maamam bi nga xamante nii moo ko yar kon bépp élève bu tàmbali jàng géopolitique mu dem ba comprendre ni États-Unis di jàppale Israël ñuy noot waa Palestine mu defoon ci loolu benn commentaire Facebook ci lañ ko teg loxo en mai 2015 boobu mi ngi nekkoon en classe de terminale waroon def bac amoon 19 ans fukki at ak juróom-ñeent lii rek dafay wone mate di état bu Sénégal tubaab yi chaque jour seeni doomi réew offensé ñu bërki démb moo ci mujj ay góor jigéen ñoo doon menacé suñuy kilifa diine di leen tuumaal mais doo mës a dégg seen réew teg leen ay daan état bu Sénégal sax du ci wax ndax seen ñàkk fayda mais bu dee ne ab jeune sénégalais moo wax ci beneen réew dañ koy jàpp mais duñ ci am dañ koy tuumaal wàllum terrorisme juste pour wan ñoom États-Unis ak waa Israël que maa ngi leen di sàmmal seen drapeau nii la ñu tooñee Sayer Kébé teg ko loxo ba noppi attewuñ ko. kooku xale la parce que moyen
parce que dafa mel ni ku mu am ndey la ak ku mu amul ndey Sénégal la ñu nekk ci loolu lañ ko téye parce que am na ñeneen ñoo xamante ne ñi ngay ni pousser di accélérer seen dossier pour ñu atte leen mais Sénégal la ngay toog imaginer xale bu ndaw bu am 18 ans nga téye ko pendant 3 ans 4 ans privé ko ay droit am parce que xale la bu jàng waroon def bac parce que 4 ans bii mooy 4e année bi mu perte te deful bac loolu noonu dañ koy ñaawlu di ñaawlu aussi taxawaay bi nga xamante ni autorité ñi ngi koy taxaw parce que xale la boo xamante ni ñëpp ko war a jàppale ñun on fait appel à tout le monde ñi ngi woo képp kuy sénégalais képp kuy julit képp kuy kilifa diine képp kuy autorité képp kuy responsable ci dëkk bi di lay ñaan lii laay war a suli ñu xam ne Sayer Kébé palaasam du ci prison ba palaasam ci këram la. bi waa Mbour jógee nag ci la ñuy dooru jublu ci ay mbiram lii di wane ni dossier dara lu sérieux amu ci objectif bi moo nekkoon nañ ko jàpp pour wan waa bitim réew que ni Sénégal dafa engagé wu bu baax a baax ci xeexum terrorisme lépp ay tappale la woon maanaam Sayer Kébé dañ ko sacrifié gis nañ ni famem amul doole bokku ci association mouvement wala parti politique amul influence ñu ne kii buñ ko toppee dara du yëngu mais bi waa koñom demee ba tàyyi ci mbir yi la ñu jóg yoonu Sénégal door ko àtte 2019 lañ ko libéré doomi jàmbur ñu téye ko 2015 2016 2017 2018 ba 2019 lañ koy soog a yeewi ne ko defoo dara ñeenti at ñu perduloo ko temps am maanaam bu du woon lañ ko sacrifié waroon na fekk mu am bac nekk en master bay def mémoire am bu doon yeneen réew non seulement dañ koy jox ndàmpaay mais aussi dañ koy accompagner sur le plan social ngir mu mën a insérer waat état sax moo koy fayal njàngam gannaaw tooñ bi ñu ko tooñ mais defuñ ci loolu dara noonu lañ ko libéré mu ñibbi këram. mais Sayer Kébé doon doomi aadama bu gëm yàlla ndax li ko nguuru Sénégal def boo demee ci yeneen dëkk mooy indi wàllum terrorisme maanaam sa réew daf lay teg lu méttee métti mënoo ci dara léegi nag ngir fayu jël sa revanche nga dugg ci ay groupe def ko du ñaawteef France boo xoolee phénomène boobu moo fa nekk di xew actuellement dafa am ay doomu immigré yu fa juddoo doon ay français mais système bi considéré wu leen ñu ci bari ci ñoom bu ñu nekkul footballeur artiste wala comédien ñooy dem ba dugg ci yenn mbir yi mais Sayer Kébé moom dafa gëm yàlla comme que njàng rek la xam mu daal di continuer ay études am bi mu génnee prison mu def bac am ko automatiquement nekk 5e ci juróom am mention assez bien li tax ñuy fàttali parcours bi parce que gannaaw bañ ko interné hôpital Fann barki démb nguur gi dañoo bëgg gëmloo opinion bi que ni Sayer Kébé dafa yàgg am problème bopp depuis tout tànk même bu dee dëgg itam bu fekkee ni dafa amoon problème ba muy nekk xale mais après loolu màgg na comme ni mu war a màggee wér tëng jàng am ay résultats yu baax te dara jotu ko te bu fekkoon ni sax dafa amee problème bopp lan moo tax ñu tëjoon ko en 2015 ndax ku dof kenn waru koo tëj gis ngeen ni ñu manipuler opinion bi bañ koy jàpp en 2015 xooluñ ba xam dafa amee problème bu bopp dañ koo tëj ñeenti at bàyyi ko ne ko defoo dara wëlbatiku di ko fitnaal ba li ko dal tey dal ko ñu bàyyi ba tey nag gannaaw bañ ko mettre pression poussé ko au bout ñu ne nag yoonu état newu ci feebar bu ko yàgg a dal la depuis ba mu nekkee xale loolu la ñu bëgg a weddi tey Sayer Kébé avant état bu Sénégal di ko singili dara jotu ko ku wérul du def bac bay am mention assez bien nekk 5e ci sa jury def say études supérieures bay waajam licence nguuru Macky Sall bu ñu fontoo doomi aadama yi du dal Sayer Kébé ñoom la. bi Sayer Kébé amee bac ba tey état bu Sénégal jàppalewu ko te moonte mënoon nañ ci profité réparer erreur bi ñu defoon ci moom ndax tooñ baaxul mais mel na Moustapha Guirassy moo accompagné Sayer Kébé ci ay études supérieures am may ko bourse IAM muy jàng administration des affaires. ba février 2021 Sénégal dégg na réew yi ci mel ni Arabie Saoudite dugal nañ ay milliards G5 Sahel ngir xeex wàllum terrorisme ñu ne nag nañu yeewaat coowul terrorisme ci biir réew mi pour wane ni ñun tamit Sénégal ci lañ bokk menace terroriste baa ngi fi. lii moo waral ñu sulliwaat dossier wu Sayer Kébé bi nga xamante ni yoon moo ko setal ba boole waale ci dossier wu Imam Ndaw bi nga xamante ni moom itam yoon daf ko bàyyi woon ne ko defoo dara maanaam Sayer Kébé dafa nekk di fay bor boo xamante ni bañ koy leble fekkeewul yëgul tinul. lenn rek moo ko yóbbee lii lépp mooy bokkul ci famille bu am doole ñu ne nañ ko sacrifier imagine leen koo xamante ni yoon moo la bàyyi en 2019 ne la toppeetuñ la benn mbir ñu bàyyi ba 2021 ñu ne procureur dafa defaat appel ndax atte bi jaarul yoon yaakaar naa defoon nañ ci benn vidéo spéciale pour leeral sénégalais tooñ bi lundi 21 mars la waroon taxaw cour d'appel ñu daal di koy renvoyer ba finalement ñu taxawaat cour d'appel daal di confirmer jugement wu tribunal première instance bi maanaam xale bi innocent la deful dara yoon teggiwaat tuuma yi pour une deuxième fois léegi nag ñu war koo bàyyi. état bu Sénégal ne déedéet duñ ko bàyyi ñu daal di yóbbuwaat mbir yi cour de cassation ne dañuy contester décision bi période bii yëpp Sayer Kébé jàngatul comme ni mu war a jàngee jaaxle tàmbali ko dikkal ndax xamatul li mbir yi di ndëru période bii la ñu bindaat message ne ñu am na volonté ndax bu ngeen xoolee depuis le début musul bàyyi
kenn mësu koo dégg mu wax lu ñaaw bariwul woon sax li mu doon wax ci média yi ndax étude am kese ma ko yitteeloon mais mu ne gars yi bàyyiwuñ ko ba tey rax ci doole mën nañu yaakaar naa ci yéen. xam nga période bii dara jotu ko mi ngi doon dund lu métti mais teewul mi ngi ànd ak sagoom garder sang-froid am gars yi ne nag léegi nañ ko traumatiser niñ koy traumatiser mooy di ko topp di ko surveiller ci lépp lu muy def ba ci ay déplacement am. ba samedi 22 mai bi weesu mu demoon ci wetu corniche bi benn 4x4 V8 bu amul immatriculation vitre teintée fekk ko mu toog ne ko c'est la police dañ laa war a déglu mu ne leen lan moo tax ngeen may déglu ñu ne ko boo ñu toppee di nga ko xam ñu jàpp ko yóbbu ko ci benn bërëb boo xamante ni ba tey xamul fan la luñ ko laaj mu bañ a tontu ne faaw avocat am teew gars yi tontu ko ne ko kon fii ngay dee mu tontu leen ni man tiituma loolu ndax li ma dund sama àdduna moo gën a métti gars yi téye ko foofu samedi dimanche ba lundi ci ngoon lañ koy soog a bàyyi jour yooyu yëpp ay mbokkam ñi ko doon seet buñ ko wooyee duñ ko jot depuis jour boobu nag waxatul xamul lan lañ ko def lekkatul mi ngi ci benn situation bu doy waar ba luñ ko mujj interné hôpital psychiatrique bu Fann ngir ceytu ay mbiram. lii la nguuru Macky Sall teg doomu jaambur koo xam ni deful waxul sàccul reyul doomi aadama gis nañ ne amul doole ñu ne nañ ko sacrifier du mujj fenn sénégalais yi nag la ñu jël témoin bu Saër Kébé deewee wala mu jaaree fa àndul ak sagoom benn responsable la muy Macky Sall bu deewee moo ko rey bu dofee moo sànk doomu jaambur te bu ñu yaakaar ne ñoom lii suñu borom du ko fayu dina ko fayu ci ñoom wara mu fayu ko seen njaboot wallaahi koo xam ni depuis ba mu amee fukki at ak juróom-ñeent ba nu muy amee ñaar fukki at ak juróom ngeen jàpp ko bëgg ko toroxal ndax yéen a ngi jot ay financement ngir xeex wàllum terrorisme te gisoo leen benn terroriste Sénégal léegi ngeen di wër ay innocent pour mën a bind ay rapport di ko envoyé bitim réew ne jàpp nañ nangami terroriste li tax sénégalais yi war a ñaawlu mbir yi mooy mën nañu dal ñun ñëpp kenn ci ñun muccul ci mbir yi keroog Abdou Karim Gueye ci rassemblement ànd sàmm jikko yi mi ngi cité ay turu sénégalais yoo xamante ni Macky Sall moo leen jàpp actuellement ibaadu yi lañ ciblé pour tuumaa leen wàllum terrorisme. il faut ñu xam am na mu am Sénégal defoon nañ ko fi Imam Ndaw ma ko doon wax ñu bëree bëri bàyyi wuñ ko woon xel ba léegi alhamdulilah ñu bëri ñu koy bàyyi xel waaye xam ngeen est-ce que xam ngeen ne jamono ñu toog fi ñu toog nii damay ni sama kayit su ndaw am na ay doomu Sénégal yoo xam ni ñi ngi ci kaso yi ba tey te defuñ dara ñu lañ leen ci kaso bi fàtte leen fa te xam nga leen tëjee parce que gëmuñu sëkk rek parce que ay ibaadu lañ rek ñi ngi ci kaso bi parce que ay jullit rek moo tax ñu tëj leen ci kaso bi damay lim tuuti nag ndax xam naa ne ñoom ñu ngi seetaan tey ci kaso bi ma wax leen ni ñun lu moo doon bëri bëri duñu leen fàtte ndax l'islam moo tax ñu tëj leen Macky Sall dafa jot xaalis bu bëree bëri ci subvention lutte contre terrorisme muy sànq doomu aadama yi Imam Ndaw dañoo wax di wax ba turam siiw moo tax ñu bàyyi waaye ñii ñoom siiw ñu moo tax ba léegi ñii si kaso bi ngeen baal ma ak seen i soxna seen i doom ñu ngi toog sonn lool nekk seen kër te seen i jëkkër ay nit yu baax rek lañ jàkka ja leen fekk jàpp leen ñu ci ëpp ñu fekk ñu jàpp leen ci jàkka ja leen fekk mënatu leen yóbbu leen am na Sénégal xam leen ma lim tuur yi maa koy commencé ci Omar Yafa mi ngi may seetaan mi ngi si kaso bi man nekk naa kaso xam naa télé bi su defee teg dañuy seetaan Omar Yafa Sénégal yëpp ñu ngi lay bàyyi xel bul am gàcce sa doom am gàcce l'islam moo tax nga tëdd si kaso bi Lamine Coulibaly bul am gàcce kaso nattu kese billaahi ay góor ngeen l'islam rek moo tax ñu jàpp leen jàpp ñu kuy baale jàpp ñu kuy naan sàngara jàpp ñu kuy cagatu jàpp ñu kuy foo ñu jàpp leen ngeen fekk leen ngeen di tuur ñu jàpp leen Ibrahima lii man Abdou Karim maa lay wax Sénégal yëpp ñu ngi lay wax ni la ñu ngi ak yéen ci xol bu dëgër këcc Mohamed Mballo Ibrahima Mballo ak Makhtar Diokhane mi nga xamante ne nii tëj nañ ko 20 ans te ba léegi mënuñu wax ni li leen ko tëjee ñoom ñëpp dañ leen tëj ci kaso bi. donc du Saër Kébé donc ak Imam Ndaw nguuru Sénégal dañoo nekk ci tànki jàppaloo ay innocent pour won waa bitim réew yi leen di financer ngir xeex wàllum terrorisme que Sénégal menace baa ngi fi ëllëg yow mii di seetaan mën na laa dal man mii di wax ak yéen mën na maa dal parce que ay nit yu bon ñoo yor Sénégal te xaalis jaral na la ñu sacrifier ay doomi aadama ñoo xam ne defuñ dara di sàkku ci yéen ku nekk ñaanal Saër Kébé yàlla génne ko ci situation yi ko Macky Sall teg Macky Sall moom balaa muy dee suñu borom dina ko toroxal ci àdduna wala njabootam gépp kasaara la ñuy doon ndax toroxal gi ñu toroxal doomi jàmbur yi wallaahi bu ko jigee ñoo xam ne mbër la yàlla nañu yàlla àtteeg moom yàlla na ko suñu borom fay ci fay yi gën a diis rongo ñu jirim yi muy tuur néew di doole yi muy fitnaal ak sacrifice yi mu nekkee Macky Sall yaa bon yaa yées yàlla na la yàlla toroxal ci bëccëgu ndar ak kàmm dañ koy yemale fii ndax xol bi neexul di leen di dañ incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf